yegg si leen ak jàmm si seen rajo bi amul morom te jafe roy rajo Ratonga dañuy faral di wax ni góom bu ñuy nëbb saa su ne du mës a wér dëgg la sama gaañ ay problème moom li si war rek mooy nga lijjanti leen moo gën di leen denc sa biir xol sunu assistant mii moom moo ngi laaj ndax dina mën a dëkk ak Job moom dongu de moo gëmul ni Job mii du royukaay si njub magaar yow nag na nga fàttaliku bu baax ni xol bu feesee dell ak mer dina mujj tuuru génne ci gémmiñ dëgg la xol bu jeex kàddu wala ay rangoñ ñoo ko mën a dëfal même bu jaree sax ñu sikkal la si xariti Ratonga ak feneen kon boog ñu yegg ci biir kër gi gëm naa ne émission bi moo tax émission yi fi jot a jaar. bii moom neexoon na. non mais ni ma ko defee mu reetaandoo ak ni ma ko tegee ci temps. toj naa fi rajax. reetaanlu yow kan ngay waxal sax. man xanaa lu tax. waa kii lu ko jot nii moom xanaa gisoo ni que dafa am mettit. wuy dimbali leen ma sama biir bi. vite Jean-Paul il faut ñu tëral ko ci brancard bi biir baa ngi wow koŋ kii dafa am problème fit baa ngi tëf tëfi. yow tamit toj nga fi bàyyeeku woo woon nag tey moom dama cee newoon gisoo loolu ah. waaw super neexoon na. docteur robam bi kii day waaj accouchement mu matagul. wóoruma de li ma wóor mooy décollement placentaire la. soxna si noyil bu baax ak lu mën a xew amul xaar Jean-Paul jàppale ma ci brancard bi waxal assistant mu ñëw léegi soxla nañ ko fii. mais docteur mu ngi rajo ba. ah fàtte woon na mais woo ko te nga wax ko mu ñëw nu mu gën a gaawee léegi. C'est la vie à Ratonga, c'est la vie à Ratonga, c'est la vie à Ratonga, Ratonga, that's life. C'est la vie à Ratonga. Hi yeah, hi yeah. nga baal ma de mais faaw nga aal ma sa Jóob mii ndax dama am ci moom soxla léegi. mais oh yow naa ko bokk yamaleel miinante bi ah. bu dul kii rek di kee xaaral ma dem man dama am urgence mu laay daf ma soxla. ba ci kanam ma chérie. ah assistant maa ngi rafetlu ni nga arrêté sa métier wu sage-femme bi ñun xaaruñu la de pour tàmbali. Korsa yaa gën a xam ne émission yi may def ci sama temps libre laa koy def te loolu docteur Moulay moo ma ko may. bi ma jotee sa message rek damaa daw gaaw ñëw docteur. ci kanam dinañ ci waxaat. dañ fi am décollement placenta bu graaw il faut que ñu defal ko benn césarienne Korsa pare nga ci jërëjëf. buy continuer ci li nga nekkee léegi nga fekki yaay ci ñàkkum liggéey bu yàgg lool te metti. voilà. abdomen bi dafa contracturé wu utérus bi nag résisté wul ci palpation bi yaakaaruma ni simple décollement de placenta la docteur. waa xam naa ne am nga fitu def lépp ngir siiw waaye nag lii. doy na Korsa assistant wax na dëgg tension bi yéegul. am na beneen hémorragie abdominale. foog ñu opéré ko est-ce que xam nañ groupe sanguin au plus indaale woon na kartam.
Korsa préparel benn kit assistant jàppale ma ci. lan la ñuy wut fii lu tax yóbboo ñu sa biir kër comme ni nga ko daan defee yow tamit. bëgguma woon lu leen nakari papa c'est juste que sawartuma fa nekk man et puis su ma fa nekkoon di leen defaral ngeen lekk ak yàkkal mel ni tulli nekkul prison ak itam karo mel ni demul. waaye ndax fa nga dëkk ba tey yaa ngi fa ba léegi wala. Siaxa kaay demal ci monsieur B nga wéy acca loolu moo tax ma bëggoon leen gis dama bëgg jaay appartement bi mënatuma fa dëkk ndax daf may fàttali tulli ak lépp li ma fa dund jot naa porter plainte Rokoba te damay divorcer. dama bëggoon nga bàyyi sa waxu tas sëy bi ak njaayum kër gi nga génne sa xel. sama doom déglul sa pap. sinon. bu dul loolu nag naa la woon sama disaay loxo léegi sax. dóor ma loolu kese nga am comme solution pour arranger affaire yi comme ni nga ko daan defee ak sama yaay. li may dund nii yëpp tey yow yaa ma ko teg papa danga maa yar ci nangu fitna mais loolu moom jeex na woowuma leen pour ñaan permission c'était juste pour jàkkaarloog yéen damay divorcer te damay tux. xanaa na nga dof yow kaay ñu dem fi amatuñ dara luñ fi defat sunu doom ji moom ànd ak xelam nag lii musiba la kenn na mosu koo gis ay sa ñu dem. lépp jàmm soxna si. waaw waaw ça va merci du dara yenn saa yi daf ci baax ñu wax dëgg bi mu leer loolu la. ni nga ko gisee woon noonu la liir beeg yaayam yépp mucc nañu. léegi kay li jar a laaj mooy ana lan moo tax ba décollement du placenta bi am ak lan moo tax itam ba tension ba ñëw na yéegaat après accouchement bi. xeetu feebar butit bu nëbbu wala feebaru marfran. waaw wala benn choc bu metti est-ce que dóoruñu ko. ay dóor malade bi musul wax lu ni mel assistant mi dafay gént moom mi yaakaar ne lu ne moo ko gën a xam ñëpp. pour yow daal man waruma mos a am dëgg Korsa. soxna yi dama bëgg ngeen delloo si waat seen xel te ànd ak sago. docteur yaay egsi na. maa ngi ñëw dama xaar sama bureau. d'accord très bien. rendez-vous bu la soxal lool. Korsa mën nga changé wu am nga yeneen malade yoo war a seet. assistant baal ma nga eggalee ñaw bi. góorgóorlu. yaay. mais bi ñu gëjee gisee léegi yàgg na. Moulay namoon naa la namoon naa itam hôpital bi tellement mais mënuma woon ñëw dafa metti woon torop ci man te mënuma supporter li xew nii boo gisee ma ñëw fi tey pour ñaan la rekk benn service bu mag entre xarit am bii kayit laa jot barki démb. da nga war a toxu. Korsa lijjanti na ba ñu nar ma génne appartement bi bu fonction bi ànd ak sama poste man dama ko bëggoon a garder kii ku bon la. nga baal ma dee yaay mais amul dara lu mu mun a def ngir tere Korsa mu dem dëkk fa. règlement bi la. dama yaakaaroon ni man daal dama dal xel rekk su ma yëgoon sax bañ a ñëw. déedéet bu ko gisee noonu yow tamit ni lii nga ñëw ñaan ko lu war la su ma ko mënoon def ko bànneex wante nag jàppal ni booy toxu sa appartement bees bi may fay frais yi ci war yépp ak weeru loyer yu njëkk yi bu ko aajo. maa ngi lay remercier bu baax ci loolu nag man bëgguma la sonal. aw ma dara lu
lu ma leen di wax ci Fatou Karo man nekkuma woon sax ca village ba muy xew nekkuma fa sax. waxal dëgg yow mi yaa yóbbu magaar si boobu village ñu mën a xarafal Karo te yaayam du ko yëg teg ci. bu leen ma sosal yéen a may tooñ mais firndeel ko. hé dëju fi mu ne nii am nga lu la doy sëkk ci sa luubalu oto yi nga nekkee woon yaakaar naa ni soxla woo ku la yokkal ay daan jiiñ la nit dangaa bokk ci ñi rey nit wax ma lan nga xam ci deewu Karo. lenn daal leer na ma mooy sama tante daanaka sama deewu doom ji yoonam nekku ci. inspecteur xanaa amoo leen leneen lu ngeen def lu dul nekk fii di fitnaal bàyyu Karo wala jiiñ leen ma lépp nag man mii mbaa ngeen bàyyi ma léegi ma njibbi ci jàmm man. xam naa ni lépp li xew fi yow la doo ci génnee noonu complicité moom ku ko def ci cas bu ni mel pénal lañ lay àttee te mën nga ci tëdd kaso. inspecteur tee ngeen a lijjanti band yi lëmbe dëkk bi moo gën ngeen nekk fi di sonal jigéen ju jàpp njàmburam ne man yow tam sama doom maa ngi la koy ñaan seetal ci yàlla te nga bàyyi ñoog suñu naqar ñu dëj ko ci jàmm. su ma setee bu baax dafa mel ni yow pare ngaa tey la sa jarbaat bi ñu tëj ko ci kaso bi ay ati at yow nga nekk ci sa jàmm bañ a am looy inquiété wu maanaam. yaay ñëw na mu ngi bureau docteur Moulay xëy na dafa ñëwaat pour jël place su Korsa. loolu di dina ma neex. wuyu ma est-ce que di nga ma mën a rendre benn service dama war a dem visiter ji benn appartement te sama heure garde fii ak 1 heure la. waaw dama da nga nekk si. ok naa la couvrir bu la jinne bi laajtee. de te kan moo fi sorcière bi nga ne yow doo fi nekk di def liggéeyu assistant te sa bos a ngi ne gaañ fee te defoo ko saa yu fi mu lay nekkulee nga profité rek jóge fi fii ngay toog un point un trait. yaay. na nga def ça va yow nag man maa ngi fi rek. xanaa sa congé maladie bi dafa jeex da ngay dellu si centre bi. yaay yaa ngi jongo ma nii xanaa da nga ñëw pour jox ma appartement bi. dinañ gisewaat maak yow du yàgg dara. d'accord muñal rek dina baax. bon assistant demal nga toog ci wetu malade bi ba mu yeewu bul jóge fii dégg nga ma nga xaar laa wax te bul fàtte maa ngi lay xool nag. yaa ngi may dégg naka yaram bi soxna si. dama xaw a sonn nii mais ça va. sama bébé bi nag mu ngi ci jàmm dégg nga comme yow waaye nag na nga sant bu baax na nga amoon décollement placenta moo tax ñu defaral la césarienne ngir nga mucc ci jàmm te ak conséquences yi mënoon na gën a metti ci yow ak sa doom te yow ci sa dossier médical gisuma lenn luy wax lu ci jëm da nga stressé trop ndax dafa am luñ la dóor walla du loolu. dafa ñibbiseeg mandi ni mu koy defee rek muñ ma bëggatul dara ci doomam ji si la ma dooree si biir xamoon na bu baax lim doon def. moom mooy kan sa jëkkër. mais kii dañ ko war a boole ak police moo gën ngay continuer di dund lii te sax su ma doon yow duma dellu ak moom. moo ma gënal de waaye dama ko ragal. dootuma ko protéger man fi mu toll nii lii du mbëggeel lii sax moom dama cee sonn ci boppam.
xoolal fii ci centre bi am nañ fi benn bàjjonu gox te dinaa ko wax mu ñëw waxtaan ak yow. dafa am kuñ doon opéré ci suba tuuti mu ñàkk doomam ndax ay dóor yu metti man daal dama xamul góor ñi lan moo leen jot jigéen ñi moom amuñu chance de tomber ci jëkkër ju baax. parfois dama naan est-ce que yaa ngi bàyyi xel ci chance bi nga am bi nga nekkee ak jigéen ju la tànnal boppam ndax bëgg la te it mu am liberté doxalee àddunaam ni mu ko bëggee. assistant na looy def fii na nga def. na nga def. ça va et toi. dama ñëwoon pour visiter benn appartement man ak Diop dañuy waaj a déménager xam nga rek waajal suñu avenir ñun ñaar. super yow nag. man moom dama ñëw pour jaay sama appartement bëggatuma nekk ak kenn justement mais gëm naa ne yéen ñaar seen àdduna dina neex en tout cas mu ñu ko sama bos. toutes mes félicitations pour seen vie professionnelle et amoureuse. Au fait, maa ngi déglu sa émission de temps en temps et tu es très bien. jërëjëf. ouais. yow nag naka mu mbaa yaa ngi jëfandu. waaw association Caro taxaw na ba pare. d'ailleurs maa ngi recevoir ay jigéen te mën naa leen jàppale ci lu wuuteeg li fi daan am nag et puis xam naa ne Caro fu mu ne mu ngi kontaan lool ci sama liggéey. man de damaa rus ndax maa la ni woon dinaa la jàppale waaye boobu ba tey ñàkk jot rek maa ngi jéggalu bu baax. mais non bu ci xalaat dara association bi taxaw na te loolu moo doon sama combat. maa ko waroon ñefe et puis sax loolu daf may yokk jom ak fit. waa fan yi jaar fa ñu waxtaanee ko ci émission bi. allo. dama la soxla woon. kon ba temps yi d'accord. sa xarit bi dafa baax trop mais léegi nag appartement bi mu ngi xaar booba tey waaye waa ñu dem boog oh mais looy xaar xaw ma fu sa xel mi nekk temps yi. xoolal man daal dama sawaratul dara pour visiter appartement bi nañ leen woo daal dinañ amaat beneen jarul yàqamti. wóoyow wala boog en visiter appartement bi amalul kenn solo ah léegi defal lu la neex. gëmuma ni mën naa leen jàppale man tamit bëggul wax ak man. yow yaay nekk fii di jiñ Rako ba ne moo rey te deewu Caro yàlla ko dogal. nekk fii di siiwalaate rek amul benn njëriñ. yaakaar nga ni jamono ji moo gën ngir nga toxu. man ak samay doom dañu soxla génn appartement bi. dama soxla xaalis te tulli dina jot wàllam itam. waaye loolu boo ko defee jox nga ko lu mu fay caution bi yaakaar nga ni loolu mooy li gën. man ragaluma mu génn prison. du lu ma gënal waaye moo fi sës. baax na su ma amee lu bees dinaa la woolu. waaye yéen taxaw leen bokk dama leen bëgg a wax rek. ñii dañoo soof bu leen faale ñëw leen ñu dem. waaw wi leen ma ñan la. ay élèves primaire lañ saa ñi gisee duñuy topp. waaw mais lii lan la may la ñuy jàll balaa ñu tardé. xanaa bu ma leen di woo ngeen mën ma wuyu sax waaw nu mu demee nii. waaw léegi lan nga bëgg ci yow. ah yow normal nga. ma benn bisu rek laa bëgg nga may ma. waaw yow bàyyi ma. bàyyi sa texel yi waay. bàyyi ma yaa ngi may gaañ. benn bisu rek après nga dem sa yoon yow lu xew nii. yéen jóge leen fii waay doo leen sax rus. waxal te bul saaga dégg te yow lan la ñu dañuy foore nga tëb di dal. léegi da ngaa yaakaar ni kii day fo waaye jóge leen fii laa wax. saa bàyyi mu seetluwaat ñu dem. amul problème jeex na ça va nañ dem. xawoon naa dëgëral ak moom moo tax xamul fu muy teg tànkam te pourtant ak maa yaakamte dëkk ak moom. wër na la genre góor boobu nga bëgg yow. bëgg naa ko de man xam naa ni bëri na ay défaut waaye ma góor yëpp a yam.
du li yées du li gën waaye daal xam naa ne xolam rafet na. xale yu góor yi daal bëgg na ci ñu doy waar sax am na góor yu nekk ci lycée bi di topp xale jigéen ñi di leen cokkaas pour ñu fóon leen lii dafa naxa ëpp loxo te loolu kenn jógu ci xanaa Rachel ba su tey jii moom moo ñu ci génnee ñun ñëpp. li mu wax dëgg la Rachel. du woon dara dama leen jot a repousser rek c'est tout. mi ngi mel ni benn Jackie Chan bu jigéen door yi jóge fu ne du caaxaan yaa dëgg la. bàyyi di gaaw a gëm wax nit ñi nee naa la du woon dara en plus sama fii bi sax toogul woon. déglu leen ma fii yaakaar naa ne da ngeen war a dem gis Magaar waxtaan ci ak moom dina leen wax li ngeen di def ba genre problème yi dootu leen dal loolu moo gën fii kenn rek moo leen fi mën a jàppale muy Magaar. baax na. Aïcha dugg si sama doom bu ragal. bonjour. salaamaaleykum Magaar. toog leen. na ngeen def lépp loo leen fi wax fii lay des fii moom seen xarit kese ñoo fi ne. sama mbiru jëkkër moo ma fi indi bi ma mujjee am doom ba léegi man bëggatuma di sekk ak moom dara ci kaw lal bi ndax amatuma ci benn yëg-yëg te day metti bu yegg ci man day yaakaar ni ko sax man maa ko tey pour rekk bëgg koo xañ sama bopp su ko defee daf may forcer. loolu jaaduwul loolu mooy viol conjugal. dafa doy waar mais na sa xel dal ndax dinañ la taxaw jàppale la. yaakaar naa ni am na benn sujet bu am solo torop bu ñu war a waxtaanee te ñu ngi faral di ko gis fan yi loolan la. muy violence bi jeunes yi di dund. fii la fitnaa jigéen di dooree di law di topp jigéen ñi seen giiru dund. il faut que tamit ñu expliquer leen lan mooy différence su doxaan ak harcèlement. xalaat bu rafet la wóoruma nag ndax dina neex waa direction bi waaye waxtaanu jamono la yoo xam ni dafay am solo ñu di si ñëw rawatina fan yi loo ci xalaat Diop. bon man xaw ma pour man xalaat boobu noonu du bi gën de ndaxte mën na tax ba góor yi ñu doon déglu di wàññeeku. lii moo tax gëmuma ni yow pare nga pour dëkk ak jigéen bu libre ci ay choix am. pare leen émission bi dina commencer fii ak 3 2 1 yéen a ngi en direct. yéen tamit yeewu leen. mu ngi noonu man la Diop bu Ratanga émission bi ñu leen jagleel ñun tey lépp laa leen nar a jox. voilà ay jàmbaar ngeen nag ni ngeen ma seetsee waaye da ngeen naroon prévenir seen administration école avant bon li ma leen di proposer mooy benn débat ci biir école bi ngeen def benn délégation jigéen ak bu góor pour exposer problème bi direction bi lycée bi. gëmuma ni loolu dina doy. il faut que ñu indi waxtaan diggante jigéen ak góor wax ci sexualité ci doxaan et cetera lu ñuy nëbb mooy indi ay frustration ak ay problème te Rachel du fa nekk tout le temps pour jàppale ñi agressé foofu. waaye man tamit agressé nañ ma looloo taxoon sax ma énervé foofu bi ma leen gisee tey te nekkul woon boobu mooy première fois bi. gani lan. man tamit dañ may harcelé régulièrement te duma xam lan lay def ndax ragal conséquences yi. mais yan conséquences kan moo lay harcelé. loolu mënuma ko wax ku ma jege la.
yeew lu mu gudd gudd mënu la fanaan si ñaari pax waaw waaw sama gaañ lépp loo gis dafa am fu mu yem Rachel takk na fitam fexe ba nangu wax li nekk ci biir xolam mu uti doole su bëggee teg ci yoon lépp lu jaarul yoon ak harcèlement yu ñu koy def di ko gëmloo ni ay drague la waa ndax Magar mii dina mën a yee xale yu góor yi delloo ci seen xel ba ñu xam ni jigéen kenn waru ko forcer waaye naxante ak moom ci dal déggoo ak neexal du noonu Job boo bàyyiwulee di xalaat lu dul sa bopp dong bu yàggee accident dina la rëcc fi mu toll nii moom mu ngi jafandu ba tey waaye xelam mu ngi werante ci ndax juumul ci dénk la xolam xariti Ratanga ak yéen ñi nekk feneen bu leen fàtte ni ñoo faa